asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi ñuy topp ci émission bii di sunu santé ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci numéro bu bees tey ñuy dalal benn kàngam ci wàllu bactériologie virologie di professeur Ahmed Iyane Sow professeur titulaire en bactériologie et virologie nekk chef de service des laboratoires de bactériologie virologie médicale de la faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie de l'université de Dakar professeur Iyane Sow ñu ngi lay fay aleykum salaam wa rahmatullah di leen nuyu di nuyu say auditeurs ak say téléspectateurs. professeur Iyane Sow tey ñu bëggoon waxtaanee feebar bii di coronavirus si wéy ci Covid-19 tey tolloog le 6 avril communiqué bi ñu mujjee jot neen suñu réew amagul nañ 226 cas 226 yi 92 yi wér nañu 2 yi ñoo noppalu. kenn ki ñu évacué ko dëkkam donc jamono ji 131 cas ñu ngi nekk sous traitement fële ca centre yi nga xamante ne fa la ñuy faje maladie yow en tant que professeur en virologie tey ñu bëggoon waxtaanee lu jëm ci wàllu diagnostic ndax sunu réew am nañ ay matuwaay yu doy ngir diagnostiquer feebar bi ak naka la ñuy diagnostiquer feebar bi. feebar bi virus moo koy joxe. te def diagnostic bu virus soit am na ñaari façon benn bi mooy nga fexe ba daj virus bi ni mu ngi nii wala lu tax ci moom ñu tuddee ko diagnostic direct am na méthode yu bare yoo xam ne moom lañ ko def bi si gën a siiw te moom la ñuy jëfandikoo mooy méthode biologie moléculaire maanaam dañuy dem seeti gène matériel génétique bu virus bi ñu identifier ko wax ni mi ngi ci biir nit yeneen technique yi nga xam ni nit ñi ñu ngi siy gëstu bu baax pour am si ay test mooy diagnostic indirect maanaam doo xool virus bi waaye da ngay seet est-ce que ñi mu jàpp wala ñi mu dajeel seen organisme fabriqué na lu ñu tudd ay anticorps yoo xam ne anticorps yu jëm ci virus boobu la buñ ko gisee ñu xam ni effectivement nit ki daje woon na ak virus bi mu feebar wala mu ñàkk. jamono ji ñu ngi gis ay test ay cassette de test de diagnostic rapide yoo xamante ne ñu ngi koy commercialiser un peu partout dans le monde ndax test yooyu fiable na ndax mën nañ ko jëfandikoo suñu réew. test yu bees la donc il faut mu am ay validation même buñ ko indi woon ci réew mi yaakaar naa am na ay laboratoire yu fi ne yoo xam ni war nañu mën def validation bi pour mu wóor ni fiable na ñu soog koy jëfandikoo yaakaar naa même fi ñu ko defaree ci Europe notamment wala Amérique distribué guñu ko largement parce que processus de validation bi ñu ngi ci biir te yeggagul woon. Professeur dañuy dégg souvent ne virus bi day def ay mutation lu mel ni day soppaliku sur le plan génétique loolu nag am na ñoo xamante ne xëy na daf leen di xaw a tiital ndax lu ñu miin la ci virus yi et puis ndax virus bi bu defee ay mutation loolu li muy firi mooy day gën a soxor wala boog dans l'autre sens mën na nekk loo xamante ne xëy na doomu aadama bi dina ko mën a gën a àll. waaw bu ñu jàngalee dañuy wax les mutations sont des phénomènes rares maanaam du virus bu mu neex rek nga def mutation nu mu la neex mutation mooy ci geenu doomu jàngoro bi dafa am lu si soppeeku. lu si yokku wala lu si wàññeeku te comme gènes yooyu ñooy tëgg caractères yi dafay am ay caractères yu bees yu feeñ caractères yi effectivement comme ni nga ko waxee mën na nekk caractères yoo xam ni comme bii virus bi coronavirus dañu foog ni mutation bi am ci famille boobu moo tax am benn bu génn gën a gaaw a law gën a joxe ay feebar yu soxar mais mutation mën na dem aussi ci beneen sens bi donc loolu mooy mutation donc virus bi ñu xamoon la depuis ay années en 2003 2004 am na benn bu génnoon joxe SRAS mooy syndrome respiratoire aigu sévère bii it dañ foog ni mutation moo génnewaat beneen ci famille boobu mu joxe Covid-19. ñu seetlu ne nit ñu ñuul ñi feebar bi moonte dugg na Afrique xëy na ni mu soxoree ci dëkku tubaab yi wala dëkku asiatique yi yeggeewut noonu ci réewu Afrique yi
ndax loolu am na luñ ci mën a jàngatee en tant que scientifique. waaw am na ay hypothèses yu nit ñi wax mais damay faral di wax ni li ñu xamul ci feebar bi moo ëpp liñ ci xam. xam nañu virus bi ngay joxe waaye yeneen aspect épidémiologique ak yooyu liñ ci xamul moo ëpp liñ ci xam donc il faut ñu am recul bu xaw a gudd pour jël constat yi ñu def yëpp ñu synthétiser leen analyser leen pour wax ni effectivement nii la demewoon li ñu seetlu effectivement mooy nit ñu ñuul ni Afrique en tout cas feebar bi ñoom la mujj daal te ni mu mel ci yeneen réew ya melu ko fii lenn ci hypothèse yi ñu joxe mooy dañu foog ni loolu tax xëy na dinañ ci ñëwaat loolu tax ñu bëgg def BCG dañu foog ni BCG dina protéger itam ci coronavirus te Afrique xam ngeen ni dëkk yi ci ëpp BCG bi dañ ko def lu obligatoire xale bu judd boo amee ay weer war nañ la ko defal dafa bokk ci programme élargi de vaccination mais encore une fois ay hypothèse la ay constat ak ay hypothèse à vérifier. yaa ko tudd vaccin boobu di BCG. BCG bacille de Calmette et Guérin xam nga bactéries yeeg virus yi souvent da leen di jox turu ñi ko trouvé wala turu dëkk bi ñu ko trouvé souvent bu ñu may def cours ma wax étudiants yi am na salmonelle bu tudd salmonella mbaaw wala salmonella Soumbédioune dañuy xàqataay parce que wóor leen loolu lay demee bacille la boo xam ni doomu jàngoro boo xam ni day dem ci mala yi jox leen tuberculose maanaam feebaru saqat waaye dafa xaw nuroo wala dafa xaw jegeyantoo parce que ñoo bokk même genre ak doomu jàngoro bi joxe tuberculose ci nit léegi bacille boobu dañ ko jël traité ko ba neutraliser possibilité yi mu amoon pour joxe feebar bi ñu utiliser ko ak ay antigènes am di ko jox nit ñi pour tàggat yaram ba nga xam ne bacille tuberculose bu vrai bi bu ñëwee dina fekk yaram wi pare pour xeex ak moom donc loolu mooy BCG. kon mooy vaccination bi ñuy defal xale yi ngir xeex tuberculose. absolument oui. léegi vaccination boobu ban rapport la am ak feebar bi di coronavirus. waaw dañu seetlu ni BCG bi dina aar ci tuberculose mais dina aar itam ci yeneen feebar yoo xam ni day jàpp xëtër maanaam poumon maladie respiratoire te comme coronavirus day joxe maladie respiratoire ñu ne kon boog xëy na BCG boobu mën na aar ci coronavirus ak feebar bi muy joxe loolu tax mu am relation. ñu ngi dégg ci médias yi ñuy wax ne vaccin boobu bëgg nañoo étudier def ay études ci Afrique loolu jur coow lu bëri en tant que scientifique ndax duñ ci déggee ne xëy na dañuy ñëw xool africains yi ginnaaw ñoom vacciné woon nañ leen ci vaccin boobu ñu xool loolu ban conséquence la jur ci seen système immunitaire bañ mën a jàkkaarloo ak jàmbaarloo ak feebar bi di coronavirus wala boog liñ ciy déggee mooy dañuy ñëw indiwaat ay vaccin testé ko ci africains yi pour xool ndax loolu efficacité bu am la bu fekkente ne noonu la demee yow ban jàngat nga ciy def. waaw vaccin que comme ni ma ko waxee sànq tàggat la ci organisme bi pour que doomu jàngoro yi bu ñu ñëwee mu mën jàmmarloo ak ñoom ñoom essais yi ñuy wax ni moom la ñu bëgg def mooy dañu bëgg xool ndax bu ñu joxee nit BCG bi dina ko aar ba du feebar bi du ñëw ci moom wala bu ñëwee ci moom aussi du ko sonal te loolu pour nga def ko da ngay jël groupe nit yoo xam ni da nga leen di jox BCG ak ñoo xam ne doo leen ko jox nga bàyyi leen di leen suivre di xool kan moo si feebar kañ lay feebar est-ce que feebar bi nan la mel ci ñaari groupe yëpp après nga comparer pour xool ndax effectivement BCG bi dina protéger alors ñoom dañu proposé def ko d'abord Australie ak Hollande yaakaar naa tàmbali nañ ko sax foofu waxaat itam ni France ak Espagne dinañ dugg mais bu doon seen sago aussi ñu def ko ci yeneen réew comme réew Afrique genre études yooyu boo koy def plus nit ñi gën a bare plus muy gën a baax
c'est-à-dire résultats yi ngay am gën a valable plus sites yi nga koy defee bare plus résultats yi gën a valable donc mën nañu comprendre effectivement ñu ni dañ ko bëgg def ci réew mi ne tax si dolli nag li ma waxoon sànq hypothèse bi foog ni BCG moo protégé waa Afrique ñu ngi bëgg xool effectivement Afrique nan la demee mais li ma jàppoon moo di ni dañu bëgg vacciner waat effectivement am na ku ma laaj démb ni ma mais ñoom bu dee loolu la rek est-ce que mënuñu xool ñi nga xam ne am nañu vaccination ba pare rek ñu seet maladie bi na la def ak ñoom mënu ko du yomb parce que déjà man bu ma seetee si man man wóor na ma ne am naa vacciné woon naa kii boobu mais mënu ma ko prouver nii parce que aw ma certificat de vaccination boo ma nekkee xaleel mënu ma ko garder ba nëgën donc pour def lu jaar yoon scientifique yi nangu ko il faut ñu ci sama xalaat ñu vacciner waat groupe bi nga xam ne ñoom la ñu jox BCG surveiller leen ba xam ban évolution la ñu am bon donc loolu mooy démarche bi bon li ma si yokk toujours nag mooy am na ñu génn quand même wax fi li ñuy wax intervention malheureuse ay tubaab yu wax ci yenn télévision waxe ko waxin boo xam ni ku wóolu woon démarche bi sax dootoo ko wóolu waaw tax effectivement nit ñi rebiffé wu wax ni interpréter nu mu leen neexee parce que aussi boo waxee yenn wax yi nit ki mën na interpréter nu mu ko neexee mën na bañ wóolu loolu moo jur coow lu bare la mais en tout cas genre études yi bi ñu koy def am na ay conditions yu leer yoo xam ni réew yëpp dañ si war a nekk balaa ngay def études yi il faut que autorité réew mi jox la autorisation te yaakaar naa suñu autorité balaa ñu joxe autorisation dinañ laaj ñi si am xam-xam ba ñu wax leen lu leen doy ensuite am na comité d'éthique boo xam ne mi ngi nekk ci réew yi ñoom la ñu war jox protocole yi ñu surveiller ñu xool ko saytu ko xool ndax am na jeexital ak yenn genre jeexital lay am ci askan bi balaa ñu joxe autorisation ñoom tam comité d'éthique fu mu joxewul autorisation d'ailleurs sax boo publier duñ ko nangu du valable parce que il faut mu am avalu comité d'éthique bu ñu weesoo loolu nit ku ne boo duggee ci étude bi daf fekk mu neex la parce que war nañ la expliquer lan lañ lay defal wax la risques yi si ne garantir la ni bu amee ay tolof-tolof dinañ la jël en charge ba saafara ko ñu bindal loolu nga signé ko individuellement donc c'est vraiment encadré ba nga xam ni ku si dugg daal yow la neex ku nekk ak sa motivation nag noo si dugg par rapport ak coono am ci wàllu vaccination. bu dee démarche boobu bi ma wax nii la vraiment démarche bi noonu la demee léegi nag comme xel yi ñaaw nañ si te man maîtriser gisuma protocole xaw ma vaccin bi ñu ko utiliser lan moo si ne dina jafe ma prononcer aussi de manière tranchée. xam nañ ne vaccin bu ñu ko defalee doomu aadama bi c'est pour que yaramam créer ay anticorps ay soldats yoo xamante ne ëllëg bu feebar bi duggee ci yaramu nit ki dinañ ko mën a aar ba feebar bi du ko lor le fait que ñu war a vacciner waat wala boog ñu bëgg a vacciner waat est-ce que gënutoon a simple ñu jéem a xool ndax anticorps yooyu nga xamante ne vaccin bi juróon na ko ci biir yaramu doomu aadama bi ñu xool ndax nit ki am na anticorps yooyu basé wu ci loolu pour def. waaw li koy jafeel moo di ni du anticorps rek la vaccin di mobiliser vaccin buñ ko defaree nit dina mobiliser ay cellules yu synthétiser anticorps mais dina mobiliser yeneen cellules yoo xam ni ay enzymes la ñu yor wala capacité phagocytose ba nga xam ni ñoom daal ñooy soldats yi donc boo jëlee rek dose anticorps yi dina am biais ci étude bi moo tax ñu bëgg ko defaat noonu. professeur ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu traitement bi déjà ñu bëri ñu ngi posé wu question feebar boo xamante ne xamuñ lu koy faj te léeg-léeg ñu ne am nañ tant de personnes yoo xamante ne faj nañ leen ba ñu wér ñu dégg ñu wax wàllu traitement symptomatique lan mooy traitement symptomatique ak naka lay demee. waaw balaa may dugg foofu am na ñaari mbir yoo xam ne il faut ñu xam ko virus yi li ñuy bare li si ëpp dinañ joxe feebar yoo xam ni day wér même buñ ko fajul bu ñu seetloo rek nit dina am fii grippe du jël dara pratiquement tant que compliqué wul mu dem ak moom ba wér
donc du lu bees ñu gis feebar boo xam ne virus moo koy joxe te amul te nit ki wér sans mu traité wu. du lu bees itam maladie virale yoo xam ne amuñu lu ñu leen faje ñun bu ñu def cours souvent dañuy wax étudiants yi maladie bii nag maladie virale la waaye amuñu traitement am te bu ñuy wax loolu traitement spécifique la ñuy wax c'est-à-dire garab boo xam ni antivirus la moo amul mais du caa génn ni kenn mënul joxe benn traitement. loolu moo ma indi ci li nga laaj traitement symptomatique mooy faj boo xam ni dina dimbale yaram wi pour mu mën xeexal boppam maanaam fekkee ni nit ki dafa ñëw nga gis ni yaramam dafa tàng te tàngaayu yaram bu yéegee mën na ko indil lor nga fexe ba maîtriser ak ay garab ba tàngaayu yaram bi wàcc. am na ay métit wala mi ngi saqat bu metti yooyu yëpp nga fekk mënul nooyi nga dimbali ko ba mu nooyi waat bu baax moo tax ñu dégg ay respirateur yeeg yooyu loolu mooy traitement symptomatique ensemble boobu yëpp. loolu dañ koy gam-gamlee wala dañ koy opposé ak traitement spécifique nga xam ni dañuy wut garab boo xam ni day dem ci virus bi nërmeel ko pour mu bàyyi feebar bi muy joxe donc différence bi mooy loolu. kon su ma la déggee bu baax traitement symptomatique bi même bu fekkonte ne nekku fi au bout d'un certain temps bu fekkente ne amul complication feebar bi day wér. mën na wér léegi ñu ngi dégg lu jëm ci wàllu chloroquine wala hydroxychloroquine xëy na sa associé ak azithromycine nekk benn antibiotique mu jur aussi benn coow boo xamante ne xëy na c'est au plan international ñu dégg ci un certain professeur Raoult mu def ci ay études yoo xamante ne c'est à son niveau demander à ce que ñu rejoindre ko ci études yooyu te dafa mel ni loolu am na hydroxychloroquine boobu naka lan lañ war a comprendre ci mode d'action ak ndax moom kese moom la ñu mooy piste boo xamante ne ñu ngi koy exploiter ci wàllu traitement ci feebar bi. waaw hydroxychloroquine moo gën indi coow surtout ci France yeneen réew yi sax doo dégg ñu wax ci waxu yu jëm ci teesante. Didier Raoult dafa nekk nit koo xam ni moom dafa yàgg yëngatu ci bactéries wala virus yu bees yu ñu xamagul. maa ngi wax démb ni benn nit man ko am na lu tolloog 600 espèces de virus yu ñu xam te yi ci ëpp duñ joxe feebar yoo xam ni day sonal nit ak plus de 3000 espèces yoo xam ni identifié guñ leen correctement ba xam leen. Didier Raoult dafa yàgg yëngatu ci doomu jàngoro yooyu ba tax sax comme maa ngi la doon wax ni ñiy trouver bactéries yeeg virus yi ñoo leen di jox seen tur moom am na tur yoo xam ni ci ay bactéries ci turam la cosaanu moo tax moom buy wax ci mbir yooyu àdduna bi ñi xam dañ koy déglu bu baax daf fekk nag moom ak ñeneen en 2003 bi ma lay wax ni coronavirus am na bu génnoon waaw si SRAS bi période boobu am na ñu doon gëstu pour xool yan médicament lañ leen mën defal au laboratoire ñu constaté moom def na si ay publication ñu constaté ni au laboratoire coronavirus am na jeexital du moins chloroquine am na jeexital ci coronavirus donc am na activité donc loolu ku ko am avancé bu am solo la li si des mooy est-ce nan la ñuy def ba utiliser ko ci nit ñi moom ak ñi mel na ñoom dañ ni chloroquine du garab bu bees xam nañ ko donc mën nañ ko utiliser tëb ay étapes parce que lu ñu xam la ñeneen ñi ni waruñu tëb étape il faut ñu def ay essais jox ñi chloroquine ñi ñu bañ leen ko jox comparer ba résultat yi génn ñu soog koy jëfandikoo moom mu ni man dama def loolu parce que nit ñaa ngi dee par centaine du ma nekk criminel toog di leen seetaan alors que xam naa ni médicament bi am na njëriñ pour ñoom mu commencé ko utiliser effectivement mu am ci ay résultats keroog maa ngi gis ci ay audio ku nekk États-Unis moom tam def la même chose wane série bu mag bu mu def ni am na ci résultat fii suñu dëkk dégg ngeen professeur Seydi wax si ni moom it ñi mu faj gis na ni ñoo gën a gaaw wér bu fekkee ne utiliser na chloroquine te li ñu gis comme action mooy day wàññi charge virale maanaam
quantité doomu jàngoro bi ne ci biir nit ki lay wàññi te loolu lu am solo la non seulement pour nit ki parce que bu wàññeekoo feebar bi dina wàññeeku ba jeex mais pour ñeneen ñi parce que plus ngay am doomu jàngoro yu bare ci sa yaram plus nga koy génne di ko wàll nit ñi mu gën a bare donc loolu lu am solo la am na nag ay études yu si ñeneen ñi def pour continuer seen démarche boobu ñu waxoon ñu ngi xaar résultat yi ba xam lan lañ si jëlee am na aussi yeneen molécule yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy essayé ci laboratoire yi xam naa bu résultat yi génne dinañu xam exactement lan la demee. Professeur su ñëwaatee toujours ci wàllu chloroquine boobu. dëgg la gis nañ ne en tout cas les essais ont montré que ni ñi nga xamante ne jox nañ leen ko. seen charge virale wàññi ko mais ndax tax nañu maîtriser mécanisme d'action bi chloroquine bi am ci virus. waaw comme ni ma waxee woon rek man amaguma ci information bu leer a leer lu dul wàññiku charge virale bi te loolu li ñu xam ci molécule antivirale yi mooy am na étape yu bare yoo xam ne molécules yi dinañ fa jouer xam nga virus bu duggee ci biir cellule dafa am cycle de multiplication am étape 6 ou 7 étapes yoo xam ni fa lay jaar avant mu jur yeneen doom étape bu ne mën nga ne cible molécule antivirale donc xam naa ñiy gëstu ci domaine boobu di def ay essais du ñàkk ñu def ay publication pour ñu xam exactement ci ban étape du cycle de multiplication lay agir. Professeur Yane Sow suñu émission jeex na looy tàggatooy. xanaa di wax nit ñi ni mbir mi du lu ñu inventé feebar la léegi sax man maa ngi naan xam naa feebar bi même bu dañee war nañu jàngat fan la jógee ak lan moo ko sabab moo tax sànq maa ngi wax ci benn émission ni war nañu def effectivement yi ñu digal waaye war nañu aussi ñaan suñu borom parce que ñaan moo giitu moo mujj te yàlla moom dara tëwu ko bu ko neexoon tey mu ni na fi yam mu yam fi comme nee nañu nag ñaan leen ma may leen nañ ko ñaan booleeg fagaru bi ñu war def moo tax il faut nit ñi jàpp ni feebar bu garaaw la ngi rey ay nit yu bari ñun am nañu chance pour le moment garaawagul suñu dëkk te amuñu moyen yi nga xam ni ñi ñu gën féete kaw ci moyen ci richesse am nañ ko donc li ñu war def mooy fagaru bi nag nee nañu na ngeen dandante comme ni ñu def nii man ak yow soroyanto au moins 1 mètre loolu aussi li ko waral mooy bu may wax am luy génn ci man du yegg si ci yow mais day wadd ci suuf te bu waddee bu feree virus bi mën na fa dee ñuy wax aussi nit ñi ñu raxasu ak ndox ak saabu moom la ñuy jiital sax ci solution hydroalcoolique ndax virus bi dafa sensible ci saabu buñ nee nañ raxasoo ak saabu suñu loxo du sax parce que dañu jàpp ne loxo yi dañu salte mais c'est parce que virus bi dafa sensible te loxo comme fu ne lay dem mën na ramasser virus bi boo ko raxasee ndox ak saabu day dee solution hydroalcoolique nag boo amul ndox ak saabu nga def ko wàññi génn bi parce que foo génne rek di nga daje ak nit mu ne rassemblement wala mu ne leneen te comme feebar bi mën na ne ci nit ki te duñ ko xamoo ku ko am xamoo ku ko amul donc da nga war éviter en tout cas génn farata ku am masque it sol ko parce que barrière la ba nga xam ni di nga protéger say mbokk ak mi ngay dajal maa leen di gërëm bu baax ci émission bi lu am solo la pour que nit ñi gën comprendre feebar bi ndax feebar boo comprendre est-ce que nga koy gën a mën a faj wala nga koy aar. Professeur Yane Sow ñu ngi lay gërëm di gërëm suñuy téléspectateurs leen jox dig daje beneen émission sunu santé asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. jàmm neex ñun moom lañu ñaan jàmm neex moom dafa neex jàmm neex sida neex jàmm neex ñun moom lañu ñaan jàmm rek ka jaara ut ni jaara ut ku fi indi ay dangarus
kaay leen ñu ànd bokku ndey bokku baay